seetaan fii si TNT Events nag tey nag ñi ngi fii si stade arène nationale mu am combat bu mag si diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye si diggante Issa Pouye ak Alioune Seye 2 tey nag Gaston Production tëgg ko doon partenariat ak Excaf Telecom ñu ànd si nag ak sama tonton sama frère suma lépp Ousmane Diouf Ousmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed ñoo ngi fii fi nga xam ne mooy arène nationale nga xam ne tey jii lii làmb moo ko moomal boppam Gaston Production nag ànd ci ak Excaf Events boole keeg télé bi nga xam ne jamono yii moom la ñëpp di seetaan nga xam ne lii day participer au développement du sport sénégalais ndax tey jii boo xoolee TNT Events bi tey jii dina dimbali promoteur bi dina dimbali ki nga xam ne dafa nekk këram te mënul déplacé wu. loolu nag lekk loo xam ne Mouhamed Ndiaye mu nekk partenariat boo xam ne nekk na ci diggante ki nga xam ne mooy Excaf Telecom ak ki nga xam ne mooy Gaston Production ñu fas yéene nekk lamb ju rëy joo xam ne tey jii mu nekk nag diggante Moussa Ndoye ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès Mouhamed Ndiaye defe naa ne àddina bi yëpp nag jamono yi ñëpp ñu ngi branché ci li nga xam ne mooy TNT Events. waaw TNT Events moom nii la koy defee saa su ne chaque événement yemul sax ci làmb kese lépp loo xamante ne nit ki da koy organiser bëgg ñu seetaan ko bëgg nit ñi fay si mën nañ toog seen kër duñ si sonn di démonter bu leen neexee parce que du ñëppay mën a ñëw stade parce que tey ji promoteur bu waxee làmb ji kenn du ko wane kenn du ko seetaan tant que làmb bi jeexul doo ko mën a seetaan léegi promoteur bu taxee ne tey sama làmb kenn du ko seetaan am na droit moom làmbam daal di koy jaay bi nag lu yomb la 2500 la nga seetaan làmb bi commencement ba fin ci làmb yëpp nii lay demee ak Excaf ak TNT Events ak bépp promoteur boo xamante ne bëgg nga liggéey ak TNT ubbil nañ la porte yi nga ñëw boo ñëwee ñu ngi lay xaar. il n'est jamais trop tard ba léegi rek mën nañoo continuer di jënd code bi 2500 rek la fi mu nekk nii ku bëgg a jënd rek mën nga ñëw jënd nga commencé seetaan ak sa famille toog yow ak sa soxna say njaboot dend ak ki nga xam ne mooy say dëkkandoo ñëpp ñëw toog ngeen taal seen ataaya seetaan lamb ji en direct mu leer nañ loolu fii nga koy ama ci TNT Events bi nga xam ne dala du la raw lépp loo xam ne am na ci lamb ji tey jii muy tuusu mbëri muy xarxa fuufa muy combat yi muy way muy ambiance muy lépp tey da nga koy ànd ak ñun direct la fii nga xam ne mooy TNT Events ànd ak nag le grand Mouhamed Ndiaye xam sa mbër nga xam ne tey moom tabarkalla macha allah tey moom xam sa mbër da ngay fëgg wala. damay fëgg damay daj damay rajaxe damay def lépp voilà parce que boo gisee patience bi ñu doon def ak temps bi ñu doon toog lii moo taxoon quoi est-ce que comprendre parce que loo gis si àdduna rek dafa am lu ko waral tekkaaral boo gis am na lu ko waral tekkaaral boobu nag moo tax tey ma fël si TNT Events ñu fas yéene gis lu garaaw ci làmb loo xamante ne yow xam nga moo xamante waaw mais jinne affaire jinne ya nga daan def da nga koy bàyyi wala da ngay génn non tey la raw barke Serigne Saliou tey la raw kooku moom dama koy wax askan bi yëpp dégg ko xaar leen xam sa mbër bu doy waar bu raw boo xamante ne moom ngeen doon seetaan mi ngi ñëw yàggatul léegi rek ngeen gis ko ak mbër yëpp ki ci gën a ndaw ba ki ci gën a mag mais Ousmane tey dama lay laaj làmb ji en tant que Sa Thiès Moussa Ndoye bu ñu demee ba waxtu bi stade bi mel nii est-ce que jaadu na moo waroon na gën a fees parce que bu ñu ne Sa Thiès ne Moussa Ndoye ndax boo ne Sa Thiès da ngay boole Géejawaay ak Kër Massar te it boo boolee Géejawaay Kër Massar ak fans yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi yaakaaroon naa ne xëy na dina gën a mën a fees nii Moussa Ndoye it boo ko tuddee waxuma la yaraax rek waaye da nga naan askanu lébu askanu lébu ñoom ñëppay jóg te lébu nag moom defe naa ñu ngi région de Cap-Vert yëpp tey jii bu ñu bokkee ñoom ñëpp déplacé wu ñëw war lamb ji waroon naa gën a fees nii wax dëgg yàlla. bu ñu nee kuy bëre ñu ne Sa Thiès bu ñu nee kuy bëre ñu ne Moussa Ndoye pour man 16h fu mu jotee stade bi war na mën a tëj ñu ne kenn dootu sax dugg parce que tamit mënuñu ne dañuy bëgg a fekk suñu mag ñi dañuy bëgg a nekk grand combat tout le temps bëgg a nekk roi des arènes te yow boo jotee avance am na loo xamante ne daf la war man li ma la wax dama ko xam parce que dama yàgg tëgg làmb comprendre parce que tey jii dama daan naqari samay làmb loolu dama ko gis fii mu metti ma trop te loolu war naa mën a ñàkk comprendre mbër da nga war a feesal stade yow benn mbër bi war ngaa mën a feesal stade parce que bu ñu la fayee ay yenn somme yi waroo xaar sax kii jàppale ma wala kii jàppale ma parce que sa carrière la dafa am noo xamante ne moom nga war a mën a doxee su comprendre loolu la. waaw loolu la te Gaston de wàccoon na ak ñoom Gaston li mu waroon def moom def na ko ñoom nag mbër yi ñoom war a wane seen bopp ndax tey jii bu ñu nee Sa Thiès Moussa Ndoye heure bi stade bi waroon naa fees dell ba ñu naan guichet fermé. si guichet fermé moo waroon a am tey
waaye nag nit ñaa ngi dugg nànk-nànk nañ xool ba xam rek ci kanam te tuuti yemul si Sa Thiès Moussa Ndoye. yaa Issa Pouye et Alioune Seye 2. Issa Pouye Alioune Seye 2 nga xam ne Issa Pouye tey xoolal Caaroy Géej tey kenn desul gis naa fi Baye Mandione gis naa fi ñoom Dios gis naa fi tey jii ñu ma gëj a gis ci lamba gis naa fi Dios gis naa fi tamit gis naa fi Khadim Ndiaye numéro 1 gis naa Ahmed Dem. mais ku mel ne Issa Pouye gëj a bëree ñu defal le retour waroon nga ñëw yow bu dul dara sax tamit stade bi am na si boo duggee say supporter bu ñu jugee ñu xam ne kii retour bu. retour en force voilà. retour en force Alioune Seye 2 la même chose kañ la gëj a bëre. Alioune Seye 2 aussi xam nga ne dafa xaw a gëj a bëre te man wax naa ko nee naa ne moom actuellement nii mi nga waroon a toll fii ñoom Ama Baldé toll tey jii ndax it yàgg naa bëre du tey la commencé bëre kon tey jii bu ne bëre tey jii vraiment tey képp koo xam ne nekk écurie Waalo rawatina fi mu dëkk muy Médina Gounass lamb ji waroon naa gën a fees nii lamb ji waroon na gën a ëpp nit nii. à part 2 combats yooyu yeneen combats yi soppi. mais Youssou Ndour bu Lebu gi. waaw bu Tëngéej mooy bëre ak Weuz Jàmbaar. yu ndaanaan la jaar na arena ndaanaan la jaar na arena jaar na samay loxo. xam nga yow say loxo moom. waaw gars yi ci jaar bëri na. bëri na. waaw bëri na. moo ko Weuz Jàmbaar bu écurie Yaraax. booy bu am avenir. waaw atu numéro 2 bu écurie bu Pape Kane. bu Géejawaay mooy bëre ak Bàccu Guy gi. bu écurie Double Less. ok Bàccu Guy gi it xale bu mën a bëre la. kon tey ak ki xam ne mooy ñaari combat la amagu ne ñaari combat. Moussa Ndoye ñaari combat aussi waaw écurie Waalo aussi am nañu ñaari combat ndax ñaabu Waalo moom moo ci war a bëre aussi ak R5 bu jàmm gën R5 bu jàmm gën Sam Morolan bu yëmbal war ci bëre ak Ama bu Samel bu écurie Bada Jonn kooku nag mooy ba bool yi bool yi nag ñoom dañ daan feesal lamb ñu ngi am yaakaar Issa Pouye ngi nii mu ngi nii dama ree xool nga ko mu ngi ne dañu nuyu Issa ñu ngi lay ziar Issa Issa namm naa la sama copain sama gaañ sama doomu nday gëj nañ gisee trop yàgg na non maa ngi fi ma ne ko sax non ay mbir la rek yaa ngi jàmm yow borom baax nga ama jàmm yow jàmm ak salaam rek yow borom baax nga mais noo préparé combat bi sa diggante ak Alioune Seye waaw ginnaaw sant yàlla ñu ko préparé bu baax lépp lu ñu def rek lépp lu war a li préparé daal préparé rek préparé nag yàlla mi yan nag ñaa yàlla ñu ndam quoi si ko Alioune Seye barke yàlla sallallahu alayhi wasallam barke Balaye Seydi barke mag ñu baax ñëpp barke moom Touba barke Laaji Malick barke moom Jaasaan baa ñëf yàlla na yàlla may ndam si ko Alioune Seye sa tey bi mais li ma lay njëkk a laaj mooy Issa ba mu gëjee bëre tey ba nga tegee sa tànk si stade bi gis arène nationale gis supporters yi taxaw lan nga sentir ak lan nga yëg kontaan rek moo ñu ay mbër nañ 20 ans ñu lamb ñu ñëwee suñu dara ci bëgg dañu yëngu kooku mënuñu dara mbër si dara la quoi dafa nekk ci ñun waaw après nag day ñaan yàlla si kanam lu wax ci moom da nga koy gàttal ba si kanam quoi ñu jëf quoi jëf ci gën a wër wax ci quoi di ñaan yàlla may ñu ndam jërëjëf mais Ahmed Dem moom Ahmed Dem kaay Ahmed Dem yàlla na ko ziar. waaw alhamdulilah. xam nga sa combat ak Valdo dafa taxawoon après nag ci la coronavirus ñëw ndax bi nga xamee ne combat bi war na am dafa naa ne ci semaine boobu la lañ tere manifestation yëpp mais boobu ba léegi xamuñu ci yan tànk nga nekk ndax Linguère nga waroon a bëre ji ki ko war tëgg di Kapi production Yaba Ndiaye ànd ak ñoom Dame Diop bu meewaan waa léegi yow loolu fan la ci toll. waaw xam nga promoteur bi moom dafa wax rek bi mu waxee ba léegi nag ñun ñoo ngi koy déglu wax na le 1er août mais ñun mbëri nañoo wax ak ñun quoi parce que li ñu yoroon ne préparé nañ ko ku préparé lamb ba mu des 2 jours waroon a bëri le 8 mars ñu arrêté affaire bi le 5 mars xaw ma le 6 mars xam nga deseetun dara kon na ñëw wax ak ñun muy Yaba Ndiaye na ñëw wax ak ñun yaa ngi dégg jox nu luñ préparé mais jox nu dara rek loolu mënta ne ñu dem bëri ji fii ba Linguère dafa sori te préparation mbër dafa métti na ñëw wax ak ñun nag bu bëggee ñu ñëw bëri quoi libéré nu waaw merci beaucoup. jërëjëf ndeysaan Ahmed Dem wax na ci combat bi waroon na am ci mois de mars ba léegi. léegi Tigre mais léegi Tigre Ndeye Fall. Grand Mbaye kaay Grand Mbaye. Ndeye Fall kooku mooy Ndeye Fall. léegi du Tigre ndeysaan. waaw grand bu baax. waaw ndeysaan ku baax ku dundal lamba ku dundal lamba. lépp lu may def daf ko neex. ndeysaan Mouhamed. waaw man damay roy ci yow. waaw xam nga loolu dafa rëy. boo demee ba créer l'heure du Tigre gis man la may def neex la. xam nga kooku dama siy sant bu baax xam nga loolu dama siy sant yàlla bu baax. mais loolu ci xarañ gi la. ci xarañ gi la Matar Ndiaye. Matar Ndiaye. Mouhamed ak ngoog borom xam. namm naa la. non ñoo la raw ci loo ne. dëkk bi wax. ñu ngi nii nag sant yàlla bu baax. foo nekkoon balaa nga ma kaa laaj. non waaw d'accord kon xam nga ne dinaa la laaj foo nekkoon ndax lamb ji namm na la. askanu lamb namm na la. ndax nag marqué nga sa empreinte. def nga innovation ci lamb yu am solo. yow waroo gëj lamb ndax lamb namm na la xam nga ci loo nekkoon nag. waaye ñun daal ñi ngi wax ñoom Sidi Diagne que ñun soxla nañ la ñu. ñu ngi sant bu baax maa ngi si jàmm
te ñëwaat naa incha allah ci kàttan yàlla di ngeen gis lu doy waar. waaw mais da ngeen a war a jëndaat licence ñëw tëggaat ndax wax dëgg neex yàlla yéen daal seen absence feeñ na nam nañ leen soxla nañ leen ndax ñëw ngeen génne bi ay xale ñu ngeen tëgg bi ay gala ay champion mbër yu mag a mag a mag fay mbëreet xaalis boo xam ni mën naa ni promoteur yi fi nekk mos ñu leen ko fay kon loolu ak yokkute ci làmb la ñu ngi ñaan yàlla ngeen dellu siwaat ñun ménager yi nam nañ leen mbëri nam nañ leen. mais noo gisee làmb ji tey. waaw làmb ji ni ko gisee tey làmb ñu nar a neex lay doon dina neex mbëri am nañ tur am nañu bëre Sa Thiès Moussa Ndoye mu nekk làmb ji doy waar làmb ji doy waar la nag ku ci ne war ngaa mën a daan sa morom donte Sa Thiès mooy favori nag ndax xëy na dafa gën a nekk xale ëpp kattan mais Moussa Ndoye am na sañ-sañ am na bëre làmb ju neex la mais nag Sa Thiès mooy favori. mais ba waxtu bi ñu toll ni Sa Thiès di bëre ak Moussa Ndoye Issa Pouye ak Siteu ba waxtu bi stade bu mel nii amul lenn loo xamante ne tey jii di ko si xaw a sentir. non xam nga ku mel ne Sa Thiès dafa am loo xam ne man dama ko constaté toujours xëy na la ko gën a yóbbu ci làmb jàmbaar la bëri na ak ay champion waaye nag dañu ne moo rek Balla Gaye di doomu Double Less tur boobu da koy yóbbaale daf ko yóbbu fu sore mais mobilisation xëy na bii gars yi def mbëri tolloog moom génération ku mel ne ay Boy Niang yooyu catégorie mobilisation bu mag fans club mobilisation bu mag bi ñu gisuñu ko ci moom donte nag bu xeexee mu bëre mu neex bu feccee mu neex mais daal loolu rek mooy defoom mobilisation bi ñu gis ful nga gis kii ñu xam ne bii yëpp Sa Thiès ko duy loolu daal man gisaguma ko ci moom ba léegi. gisoo loo xamante ne lu koy yàqal la parce que moom laay wax léegi Ousmane ma ne ko mbër yi war nañ bàyyi leen. dama bëgg a nekk roi des arènes xaalis bi may fay dafa ndaw promoteur yow xam nga yàgg nga ànd ak promoteur yi yàgg nañ tëgg làmb xam nañ li ci biir mais combat bu toll nii bu ñu la ko joxee pour man stade bi war nga ko mën a feesal. non bu dee dëgg la nga bëgg a dégg non seulement moom sax day bëri ay cachet yu baax lay bëri mais day jar nag bu dee yàlla dem na nit ñi xam nañ la sopp nañ la mais da nga liggéey ci base bi muy ca bun ngañ dëkk fa papam dëkk muy ci géejawaay gi mu nekk muy représenté bun di représenté géejawaay di représenté Kër Massar dafa war a def ay fans club lañu war ñu am dañu war a am ay cellule am fans club su jëlee amee des combats mu jël ci xaalisam jënd bii yi bari jox leen suñ bëree ñëw daan ñëwati daan su ëllëgee amaana mën na la sax bañ a woo mbëri ñoo ñëw seen bopp mais liggéey ci base fans club loolu daal xam naa mooy catam mooy defoom moom Sa Thiès. merci jërëjëf. waaw gis nga Matar Ndiaye lu mu wax dégg nañ ko dégg nañ Sa Thiès sa dugg si noonu ah. waaw lu mu wax kenn mënu ko dindi. wallaay ndeysaan Sa Thiès sa dugg si noonu. Sa Thiès mooy dugg si nii. mooy dugg si noonu gis nga ko. tubaarkàlla gis nga ànd nag ay tambour majooram waaw mooy dugg si noonu Sa Thiès ngi ne yëkkati na sangoor gi Ousmane Diop a ngi ni ndeysaan Ousmane Diop bu Caaroy tey nag moom defe naa ne daal Caaroy yëngu na daal Caaroy yëngu na parce que xam naa ne Issa Pouye tax daal mooy yëngal mbir waaw fi mu toll moom Issa Pouye yor caabi ji na tijji rek Caaroy neex mu jeex tak mais noonu ko waajalee. noonu ko waajalee. waaw li mu daan waaj nag moom waajal nañ ko bu baax a baax a baax. ndax entraîné normal contact na def na lépp lu ñu ko daan waajal loolu daal pare nañ ko ci lépp nag ngir bëgg a ndam rek. fi nekk nii combat bi xam nga tey ki ngeen di bëreel yéen a ko gën a doon moom xale la ndax Issa Pouye ak ni mu gëj a bëree yéen yan conseil ngeen ko jox. waaw conseil nga jox moo di bëri nga ak champion bu nekk kon ay Alioune Seye yi war ngaa mën a toog say tànk direeku bëri ñoom ci xam-xam jàpp leen daan leen waaw ay xale léegi ak mag amatul xale yi léegi lan daan dundee ak mag ñi léegi bokkul ah am déet te Issa ku nekk xam nga ko waaw kon mi ngi noonu kon. ndaanaan la kooku mooy Ousmane Diop bu Caaroy ñu xam ko muy ndaanaan lu mag moom it gis nga bëre ak Balla Gaye numéro 2. Ahmed nuyu naa di leen dalal jàmm yaag Ousmane vraiment ku ne xam na TNT ak fi lamb ji toll yàlla mi borom sutura yàlla na leen yàlla suturaal Gaston daal gàcce ngalaama gis nga stade bi ni mu mel wax bi daal Ahmed du sori mais félicitations pour tout le monde. mais noo gisee tey lamb ji le fait que Sa Thiès Moussa Ndoye Alioune Seye di bëri ba waxtu bi man maa ngi doon xaar tey ñuy def suñu faire parce que mbëri tamit ñëpp ñëpp xam nañu lamb yàgg nañu tëdd lamb toujours loo xam ne dama koy naqar moo tax tey jii sax ba ku ma fi taxawal ma ci jaaraat pour man li ñuy encaissé waruñoo xaar sax diw dimbali ma tey jii Sa Thiès war na mën a feesal stade nañu waxati dëgg Moussa Ndoye noonu parce que ku si nekk tey jii yaa ngi xëcc fa say mag nekk nga nekk fa loolu nag nga ko gisee. waaw mais xam nga ñaari mbëri dañ jóge ci défaite ak contexte Covid bi ñu jógee loolu lépp la ciy joué mais nag arène nationale du Demba Diop duy Bamar booy jàmbaar lañ de
macha allah boo xoolee li ci suuf billet 10 000 francs la mais tey boo leen wàcce woon ci suuf xajuñ ci rouge jëm zone mais daal vraiment Mohamed ñi ngi félicité ñëpp di leen wax ñu gën a defarwaat ñaax nga leen yàlla mi am fay yàlla leen fay borom xam sa mbër. dégg nga ko Abdoulaye. waaw Sa Thiès mooy dugg noonu. waaw Sa Thiès la. moo nekk noonu ci. waaw mi ngi ci géew bi si géew bi. waaw Sa Thiès ngi ci géew bi di def ay xarxu fupaam. ndeysaan gis nga ko public bi jóg nañu. ah way le fils d'un grand champion muy ki nga xam ne mooy Double Less. gisuma Balla Gaye waaye fa mu nekk ca France xam naa ne. non xelam mi ak xalaatam ak lépp tey mel na ne mooy bëre. wallaay ndeysaan parce que sànq teg naa benn image. boo xamante ne mi ngi ci féete Sa Thiès. xam nga si combat bi waa ji na ko dafa mel ni yow yaay bëre mu ne ko waaw mais ñaanal na mbër géej waay yëpp ay Alioune Seye. Sa Thiès ak keneen ak keneen ak keneen ñoom ñëpp. waaw ndeysaan Balla Gaye numéro 2 ñu ngi koy nuyu fa mu nekk xam naa ne mi ngi jàkkaarloog ñun du ñu seetaan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ah mais gis nga ko lamb ji pourtant nag mi ngi jax nit ñaa ngi dugg de. ba léegi nit ñaa ngi dugg peut-être nit ñaa ngi dugg ah ak embouteillage bi nga xam ne aussi moo nekk fii ci diggante Elton bi ak fii metti na trop. dëkk bee xat. waaw dëkk bi dafa xat lool xat na lool mais xam nga ne Gaston Mbengue wax dëgg yàlla delloo si waat na lamb. non ndaanaan la moom laa lay wax démb ci plateau bi. waaw parce que lu mu def ni yombul. xam nga jël benn mbër jox ko 4 combats ñii 3 ñii 2 xam nga toog di dundee yaakaar du ñëpp xam nañ ne li ci làmb ak làmb métti bu métti jàmbaar weesu loolu ak fuy làmb tolloon ñu naan làmb ji yàqu na mu ñëwaat ak doole nii. wallaay man dama ko siy félicité bu baax a baax. ah gis ngeen stade bi ak organisation bu rafet bi ngeen xool sécurité bi aussi vraiment ñu remercier sécurité bi plus de 600 policiers nga indi leen vraiment Gaston Mbengue def nga mbir waaye xam ngeen ne jaw moom c'est bon ñu ko tuddee jaw géejawaay xam nga jaw géejawaay man léegi jaw géejawaay laay wax ndax moom bu géejawaay yëngoo rek dërëtam yëngu tey nag moom gis nañ la nga ñëw lu ko waral. waaw mais avant tout maa ngi lay gërëm di gërëm suma frère Ahmed doomu géejawaay la ak lu mën a xew xolam am na fu mu far mais waru ko wone may sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur di sant Maodo suma sëriñ sant sëriñ Babacar Si di ñaan waa Tiwaawan nañ ñu ñaanal yàlla defal nu ndam di ko ñaan waa Touba di ko ñaan waa Laayeen di ko ñaan waa Ñaseen di ñaan sax chrétiens yi ñu ñaanal ñu lu ma fi indi jaruma laaj en 1973 à nos jours maa ngi ci lamb ji dañu amoon ay mag ku mel ni Balla Gaye 1 Daouda Fall Mor Fadam Ndiaga Sarr ñu jiituñu ñuy ñaan waaw maanaam li nga may laaj dama bëgg à travers le monde ñu seetaan mag ñooñu jiituñu ñu ngi ñaan yàlla na yàlla jéggal leen di wax ni tey Balla Gaye nekku fi numéro 2 may mag ci wàllu lamb au niveau du Guédiawaye kon tey ñëw naa fi ci casquette Sa Thiès ak casquette Alioune Seye ba nga laaj ma leneen mais nan ngeen waajale tey bis bi ndax xam nga Sa Thiès dafa am fu mu jógee. waaw xam nga bis bi du tey lañ ko waaj ay weer a ngi nii Moussa Ndoye ànd ki bokkam ñun ñu ànd ak suñu bokk mais ndam li génnul Sénégal ñu wax ne ni Sa Thiès làmb moo tëradi mais tey waroon na ko fekk ci beneen hauteur mais yàlla mi ko doon jox ndam moo ko xañ ndam ci contre Boy Niang waaye tey ñu ngi ñaan yàlla ci màggaayam ci mbaaxam ci daraja yonent bi ci daraja nit ñu baax ñëpp ci daraja yi magum Géejawaay yi ak magu Waalo yi ak magu Casamance yi ak fu mag nekk ci supporter Géejawaay ñu ngi ñaanal Sa Thiès yàlla may ko ndam lu sedd guy loolu lu ñu andi te loolu lu ñu nar a pratiquer te moom la ñuy def ci kàttanu yàlla. loolu lu ngeen ko conseillé ndax na mu daan bëree lay bëree. waaw dama bëgg suñu waxul ba lamb ji jeex duñu wane ni ñun def nañ suñu analyse Moussa Ndoye ku ne xam na ni bu loxo Sa Thiès jógee mu ñëw kon tey ñun Sa Thiès duñ ne ko doo xeex mais na xeex te bàyyi mer bu jàppee moo man te dinañu programmer ba mu jàpp ci kàttanu yàlla loolu mooy li ma lay wax ba ci kanam merci. jërëjëf ah dégg nga ko. waaw Ousmane gis nga mbër
comme ni nga doon wax rek. wallaay ndeysaan. voilà dafa baax. wallaay ndeysaan mag yor ko. wallaay wallaay. baax na voilà. dafa baax mag yor ko. wallaay dëgg la mag bu ko yoree. waaw. erreur booy def dina ko mën a kii parce que dem si plateau bi. waaw yaa ngi naan. da ngay bëgg toujours mbër. waaw mag nekk ci ginnaawam. waaw parce que lu mu wax léegi dafa am solo maa ngi la koy wax. Sa Thiès fu muy bëree. bu ko wàññee tuuti am lu bari. parce que boo mënee bëri mën xeex dina la servir. mais su fekkee ne da nga bëgg di bëri waaram neer mën na la jural leneen moom la Père Diaw wax nii léegi. waaw ñoom it duñ ko ci bàyyi duñ ko seetaan parce que ñoom it yàgg nañ ci làmb Diaw yàgg na ci làmb te it xam na Sa Thiès la ko daanoon ak xam nañ ko kon bi yoon danañ ko rectifier ndax dégg nga ci biir waxam mu ne Moussa Ndoye ku ne xam ne ba loxo Sa Thiès jógee mu ñëw moom def nañ seen analyse ba pare. ah mais c'est vrai parce que Moussa Ndoye du fa taxaw di dóorante. déet waaw. waaw du fa taxaw di dóorante même Sa Thiès xeex bi mu lay woo dala ciy woo pour jàpp la bu la jàppee tant que amul ndam du bàyyi. ah doy na waar en tout cas daal lamb la Moussa Ndoye ñëw na en forme ki nga xam ne mooy Sa Thiès ñëw na en forme te kenn ku ci ne gis nga Moussa Ndoye ma ngay sànni ay fruits lay sànni ay supporters am xam naa ne ay sarax ñu ko digal la muy génn ay sarax ñu ko digal ndeysaan ah si ko Gaston fi mu nekk nii Gaston gi ñëw ah donc TNT Events. seulement d'accord. seulement. caméra baa ngi leer. caméra baa ngi nii. waaw. non sama ginnaaw laa bëggoon a wane. amul problème maa ngi lay ziar. waaw yàlla na yàlla nangu ziar. di kontaan lool ci partenariat bi nga am ak waa Excaf. ngay rafetlu suñu père nga gis na la fi nga teg doomu Bembaas yi ba lépp luñ la woo nga wuy si leen si. ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax di la laaj tey bés bi nan nga ko gisee. waaw bis bi de mi ngi nii rek pour Sénégal la pour diaspora bi la pour ñëpp la donc comme ni nga ko waxee waa kër Bembaas samay waa kër lañu samay doom lañu nan góorgóorlu rek mel ni seen baay rek seen papa Bembaas lépp lu ñuy waxante rek ñu koy def parce que léegi dañu nekk ci moment digital période digitale la nekk ak pay-per-view lamb kenn sànneetu ko suñ ci àndee di ko doxal man na noo sori nan ñaan yàlla rek mu bañ a am benn faay waaw parce que faay moom ku ko def sama yëbit dañuy tàqali ko rek waaw donc TNT Events ñëpp xam na ni chaîne privée la ku fay da nga dugg seetaan ko en direct ku fayul mënoo koo seetaan ci beneen chaîne ñii live ak ñi amee Facebook ak yëpp ñu leen di xamal ni lamb bële passé bloqué nañu lu mat 1500 sites ku ñëw tey dañ la bloqué ku ci bokkul nan teg lépp ci yoon buñ ci mere Gaston mais dañu buñ ci mere kenn dañuy liggéey rek man 92 ba léegi exploitation mu ne def nan ma ko muy télévision yi muy sites yi muy yëpp dañ doon dund ci kaw Gaston production léegi nag yooyu yëpp xam nañ ko nan ko am nañ suñu yëfu bopp ku ñu nu collaboré am nañu partenaire muy la 2STV muy la TNT Events ñu ngi liggéey nan ñaan yàlla liggéey bi jëm ca kanam tey benn chaîne de télévision du ko def en direct 2STV sax du ko def en direct suba la ñuy commencé direct bi ci guddi su ko 2STV ba pare mais tey ku fayul doo ko seetaan en direct soit da ngay fay TNT wala nga fay ci WhatsApp bi wala nga fay ci iTélépay wala ci gastonproduction.com foo ci dugg rek danañ la wax li ngay fay nga fay ko toog seetaan soo ko deful leneen loo def wala ngay jéem a piraté du ni mënoo ko de mais lu la ci fekk rek loo ci góobe gar ko voilà. mais tey bés bu nekk tëgg nga ko ci làmb amul benn bés bu la jaaxal ci làmb. tey bés bi nii lan nga si sentir. waaw bis bi dafa neex ndax bis bi bisu amateur la bisu ay mbëri làmb lañu ay mbëri cosaan parce que ku xool Sa Thiès xool Moussa Ndoye xool Issa Pouye xool Aliou Seyde xool Youssou Ndour xool Weuz Jàmbaar nga xam ni tey gox yi ñoo dajaloo fii tey en attendant nag ñuy préparer le 31 juillet bi nga xam ne nag mooy Bombardier ak Balla Gaye muy sunu drapeau nag ñun Alaaji Mansour Mbaye boobu la mooy seen drapeau boobu mooy drapeau El Hadji Mansour Mbaye mu baax mi di sama xarit di baax ci ñëpp di mbokk sénégalais yëpp mag la léegi sax
mais ñun mënuñu ko fàtte waaw. jërëjëf jërëjëf Mbengue yaa gore Mbengue yaa baax ndeysaan. gis nga wax ju rafet la wax. loolu wax ji leer na. mais lu mu wax tamit dafa am importance Ousmane. jël sa làmb def sa xaalis gars yi jël ko jaay image bi ba yow la nga ci waroon am doo ko am mënoo ko am si stade bi gars la ngay fay mbëri mais au moins nga mën ko jaay feneen pour mën ci am dara fa nga war a jaay nag bu fekkee dañ la fa jiitu te yow la nga yaa ko moom ñu jiitu la fa jël ko jaay ko day nuru leneen. waaw parce que xam nga site yi dañ daan ñëw dugg yor seen benn téléphone portable wala dara di ko def direct di ci am ay vues yu bari yooyu ñu leen koy fay ñu ci am xaalis te Gaston Mbengue dafa investir donc lii dana yee promoteurs yi parce que aussi nag jamono day dox nag lii promoteur bari dañoo war a ñëw liggéey nag ak ñi nga xam ne mooy Excaf parce que tey jii lu mel ni lii di ci mën a am dara ndax tey jii am na ñoo xam ne mënuñoo déplacer ñëw mais tey jii dañuy jënd seen code rek code bi da nga koy jënd à l'étranger jënd ko ci si biir Sénégal di ko seetaan tey nag ñu jàppale promoteurs yi Gaston nag wanewaat na yoon wi pour tous les promoteurs ñoom ñëpp ñu mën koo xool makan ndeysaan ah Gaston vraiment wanewaat na yoon wi lool tubaarkàlla macha allah donc man yaakaar naa ne Gaston lii mu wax ni teg na ko ci yoon te it nit di dund ci kaw nit te moom poosam lay génne loolu dara gënu koo metti di tëgg di perte yow nga wëlbatiku di am xaalis ci teraangay jàmbur loolu wax dëgg yàlla loolu dara gënu ko metti waaw gis nga Moussa Ndoye xam nga doxantu ba fee jéem a woo Saala wala dara waaw gars yi Saala ngi fi Baye Mandione ngi fi waaw ñoom ñëpp ñu ngi fi Xaadim a ngi nii Xaadim Ndiaye ngi nii champion Xaadim kay Xaadim am na tànk saan bu ne waaw gars yi xam nañ ko le boucher oui nga tourné jàkkaarloog télé bi waa RDV waa caméra bi ana télé bi xel baa ngi ne Xaadim waa RDV mais maa leen raw nag maa leen raw yaa ngi am jàmm bu baax mais maa ngi am jàmm bu baax da nga yitey mais yow foo nekk man maa ngi nii rek ñëpp ak may laajte waaw mais temps yi sawaay fu mu na boori léegi génne nañ ma Ibou sawaay fu mu nëbbatu woon sawaay fu mu nëbbatu woon moom waaw kii Guinée la Guinée la day dem nga defe ne dem na fekk mi ngi fi ak a garaaw nag du dem fenn nag moo fi génnoon xam sa mbër non kii du nit xam nga ba mu jógee ca tournoi am ba waaw ba léegi làmb dafa xaw a sooxe waaw ndax RDV dañu am maanaa loolu ñu commencé woon nag dañ ko waroon continuer te mais li ma jaaxal seen télé partout dans le monde ñoo koy seetaan man loolu jaaxal na ma la secret boobu xiraa ngi jooy ñu ngi toog di ko seetaan dafa am ku dem ba ñëw ne ma dafa waaru ma ne ko lan la mu ne RDV ma ne ko rendez-vous ba la Xaadim tey noo waajalee Issa waaw comme d'habitude rek comme d'habitude ndax wax naa ko nee naa ko lamb ji combat bi mooy bi lay dugal ci lamb mooy bi lay génne ci lamb mais yàlla na bokk ci bi koy dugal ci lamb ndax tey fulaam ak faydaam tey moom rek la war a wane amul dara conseil bi amul dara arbitre dafa mu wàcc ci toog ci tànkam booy laa jaam mu dox ci kawam booy laa jaam mu déglu ko bu wàcc defee erreur mu jàpp ko daan ko man loolu laa war na mën a am dara ndax entraîné nañ ko ndax caaro yëpp dañu nekk benn xoolal tanoor yëpp a ngi nii Baye Mandione a ngi nii Khadim Ndiaye numéro 2 ngi nii ñun ñëpp a ngi nii nekk benn ñëpp kon tey Issa war na mën a am dara da ngay bëgg bu mbapat wala da ngay bëgg bu xeex non bu waa ji bu xeexee ju bu xeex ak moom bu mbapatee ñu mbapat ak moom tey préparé nañ lépp wax dëgg yàlla préparé nañ lépp waaw lii na en direct nag en direct lañ sarax Ahmed waaw mais yéen ñi seetaan télévision jàkkaarloog TNT Events en direct la ñu sarax man ak Ahmed Mohamed ci ane sant bu wér mais Mohamed yow yaay reporter TNT wala Sall bi nga mooy reporter TNT bi en tout cas maa ngi TNT am na fi ñoo xam ne dañuy nuñ koy waxati ay voleur de travail lañu ay sàcckatu métier noonu la ko tubaab di wax dañuy moroode voilà Mohamed ci la ne Ousmane mais maa ngi leen di nuyu xam nga tey vraiment journée yu mel nii dañ koy nam parce que lamb dafa bokk ci li nga xam ne day dalal réew mi moo tax toujours dama na état bi nanu gën a gestu lamb ji Ousmane fii tey ku fi bëree rek lu mu gàtt ki gën a tuuti la am na 100 000 francs yoo xam ni dugal na ko ci biir këram jënd na ceeb jënd na diwlin suqali na kër kon lamb facteur de développement la lamb facteur de développement la moo tax Gaston ak ni mu ñëwaate ak ni mu suqalee lamb ji nii vraiment loolu dañ cee war a sant yàlla bu baax a baax ñaanal ko nag lu mu mën ren yàlla na mën déwén et puis nañu fexe ba yeneen booy yu bëre. waaye nag le 31 yaa ngi koy préparé. Balla Gaye Bombardier drapeau El Hadj Mansour Mbaye. waaw xam nga loolu sunu drapeau la te loolu mooy tëj saison bi Balla Gaye Bombardier et puis mu doon combat boo xam revanche la. drapeau géwél du yomb de. non ñun sunu lamb si ñun géwél rek sunu yëf yomb loxotuma la ak Balla Gaye Bombardier xam nga loolu bu naree lebe sax ñu dëbb ay kaan ak lépp def ci biir.
Balla Gaye Bombardier am nañ problème parce que dañoo dugg ci géew. problème bu rëy ba pare ñu tuddee ko bis géew suñu président de communicateur traditionnel ñun ñëpp bu ñuy ñëw ay pacal kaane ay pacal la ñuy indaale. ndeysaan dégg nga Sala bii ngeen ndeysaan ñu bokk kër gi mu nekk Excaf Télécom moom it DTV nga xam ne lépp benn kër gi la lépp rafet ndeysaan Baye Mandione nga ne leen ndeysaan Baye Mandione sunu waa ji mais Joos a ngi yow Joos. DTV la wala. TNT event TNT events mais na ngeen def na mën naa leen. mais naka affaire yi. mais Joos daa bàyyi lamb wala. bàyyi xawal ma. boo xoolee xool ma bu baax. tout récemment am naa combat. man ak Jokkel. am nga combat yaa Jokkel. man ak Jokkel waaw. non combat la combat la le 8 août. 8 août incha allah. combat la waaw. kan moo ko tëgg. Jalis si Boy Niang Tapha Tine waaw. mais noo waajalee Issa gëj na ci arène bi préparé ngeen ko bëgg ngeen mu am ndam na ngeen ko waajalee ak lan ngeen ko digal mu bëre. waaw ñëwewaat beneen facette bu bokkul comme ni ñu daan ñëwee parce que boo gëjee bëre dafa am beneen méthode boo war a ñëwee parce que manqué na compétition loolu moom kenn waxatu ko waaw mais loolu du feeñ tey parce que am na neneen nun ko préparé waaw incha allah. am na daal nu ngeen ko waajalee daal. waaw am na neneen nun ko waajalee ba nga xam ne bu ñëwee loolu du ko jaaxal incha allah. en tout cas xale lay bëri. waaw xale la moom it Issa xale la waaw magantewuñu dara lu bari waaw mais yàlla nu yàlla may ndam incha allah loolu la ñuy ñaan. ndeysaan Khadim Ndiaye numéro 2. Baye Mandione waay Baye Mandione kooku sama xarit la. day ñëw Baye Mandione day ñëw ndax moom xam nga moom dafa nekk neexal lamb te it moom it wax dëgg yàlla lamb ji yëngu na de xam nga Khadim Ndiaye am na combat de kon ñi gëjoon a ñëw. moom laa doon expliqué démb ma ne la Issa ni mu bëreeg Rock Mbalax. waaw bu ko bëree am dara. te gis nga boo xoolee loolu lañ ko digal mu bëree. loolu lañ ko digal na nga dox ci kawam. waaw dox ci kaw Alioune Seye numéro 2 bu ko may dara boo ko defee boo xeexee am dara boo bëree di nga am dara. Baye Mandione laay Mokhtar. Laay Matar maa leen di ziar. laay Matar. ñu leen di ziar bu baax a baax a baax. waaye nam naa la. maa la raw Mohamed. la ma tax a bàyyi. non bàyyi ma doon na ci waar rek yaa ma gën a xam na ci entraînement yi rek. yéen sant yàlla bu baax na sant yàlla bu baax a baax. noo gisee lamb ji tey. waaw lamb tey moo dëgg yàlla vraiment lamb ji war a neex a doon. mais diggante Sa Thiès Moussa Ndoye ñaari jàmbaar lan te et puis ku ne mën naa daan sa morom nag que le meilleur gagne mais sàpp yi Alioune Seye numéro 2 maa ngi ay sàpp suma mag suma lépp yàlla may ko ndam quoi vraiment. mais nan nga ko waajalee tey Issa gëj na bëre tey mu am combat bu rëy nan ngeen ko waajalee ak lan ngeen ko digal mu def. waaw mais Issa daanaka la Issa xam nga lu war a def monsieur nii rek mais champion la vraiment liggéey na vraiment xam na lu war a def quoi vraiment liggéey na ni mu war a def ci biir après incha allah. ba ma ñaan yàlla su borom béy ko ndam loolu la quoi Issa. mais dama doon dégg sa combat ak Baboy loolu fan la mujj. non maa Baboy bu ñu taxawaat nag quoi maag Zarko moo taxaw ak xoyantaan ñaari combat moo taxaw quoi. bër ziar naa la yàlla may ndam yàlla yàlla jàppale. amiin baay amiin. mais Moussa. sama mag la. maa ko bëgg. turu lébu yi man sama fier la moom moo ma njëkk a def mbër yàlla na ko yàlla jàppale jërëjëf. noo waajee tey bis. waaw waaj nañ def nañ li ñu war def yëpp di ñaan yàlla na yàlla defal ndam rek waaw déglu conseil rek te loolu rek la incha allah yàlla na yàlla defal ndam. jaajëf Moussa. ndeysaan sama yaram daw na Baye Mandione. ndeysaan noonu la àdduna mu solo. da laa bëgg. ñun bërëm ñoo bokk day ñoo bokk Baye Sa Thiès suma rakk la Moussa Ndoye suma rakk la xam nga yàlla na yàlla lafal cat yàlla ubbi leen xéewal lépp ñun daal kenn ku ne li nga opté ba ñëw ci làmb ji yàlla na yàlla sa borom dafa lu kawe sa njort nga dimbali say waajur barke Seydina Mohamed waaw ñu ay champion lañ ko ñaan lépp. jaajëf Baye jërëjëf kontaan naa. premier combat bi commencé na. waaw ko ñu dem ci premier combat bi. mbokk yi yéen ñuy seetaan fii ci TNT Events nag tey nag ñu ngi fii ci stade arène nationale mu am combat bu mag ci diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye ci diggante Issa Pouye ak Alioune Seye 2 tey nag Gaston Production tëgg ko doon partenariat ak Excaf Télécom ñu ànd ci nag ak sama tonton sama frère sama lépp Ousmane Diouf Ousmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed ñoo ngi fii fi nga xam ne mooy arène nationale nga xam ne tey jii lii làmb moo ko moomal boppam Gaston Production nag ànd ci ak TNT Events bi tey jii dina dimbali promoteur bi dina dimbali ki nga xam ne dafa nekk këram te mënul déplacé wu loolu nag lekk loo xam ne Mouhamed Ndiaye
mu nekk partenariat boo xam ne nekk na ci diggante ki nga xam ne mooy Excaf Télécom ak ki nga xam ne mooy Gaston Production ñu fas yéene nag lamb ju rëy joo xam ne tey jii mu nekk nag diggante Moussa Ndoye ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès Mohamed Ndiaye defe naa ne àddina bi yëpp nag jamono yi ñëpp ñi ngi branché ci li nga xam ne mooy TNT Events. waaw TNT Events moom nii la koy defee saa su ne chaque événement yemul sax ci làmb kese lépp loo xamante ne nit ki da koy organiser bëgg ñu seetaan ko bëgg nit ñi fay si mën nañ toog seen kër duñ si sonn di démonter bu leen neexee parce que du ñëppay mën a ñëw stade parce que tey ji promoteur bu waxee làmb ji kenn du ko wane kenn du ko seetaan tant que làmb bi jeexul doo ko mën a seetaan les promoteur bu taxee ne tey sama làmb kenn du ko seetaan am na droit moom làmbam daal di koy jaay bi nag lu yomb la 2500 la nga seetaan làmb bi commencement ba fin ci làmb yëpp nii lay demee ak Excaf ak TNT Events ak bépp promoteur boo xamante ne bëgg nga liggéey ak TNT ubbil nañ la porte yi nga ñëw boo ñëwee ñu ngi lay xaar. sa namm naa la. sama copain. sama gaañ sama doomu nday. gëj nañ gisee. trop. yàgg na nekkoo fi. non maa ngi fi. ma nekkoo fi sax. non ay mbir la rek. yaa ngi am jàmm yow borom baax nga ama jàmm yow. waaw jàmm ak salaam rek. yow borom baax nga. mais noo préparé combat bi sa diggante ak Alioune Seye. waaw ginnaaw sant yàlla ñu ngi koy préparé bu baax lépp lu ñu def rek lépp lu war a li préparé daal préparé rek préparé nañ ko yàlla mi nag ñaa yàlla may ndam quoi si Alioune Seye barke yàlla salaam. loolu sant yàlla bu baax. mais loolu ci xarañ gi la. ci xarañ gi la Matar Ndiaye. Matar Ndiaye. Mohamed ak ngoog borom xam-xam. namm naa la. non ñoo la raw ci loo ne. dëkk bi wax. ñu ngi nii rek sant yàlla bu baax. foo nekkoon balaa nga ma kaa laaj. non waaw d'accord kon xam nga ne dinaa la laaj foo nekkoon ndax lamb ji namm na la askanu lamb namm na la ndax nag marqué nga sa empreinte def nga innovation ci lamb yu am solo yow waroo gëj lamb ndax lamb namm na la xam nga ci loo nekkoon nag waaye ñun daal ñi ngi wax ñoom Sidi Diagne que ñun soxla nañ la ñu. ñu ngi sant bu baax maa ngi si jàmm te ñëwaat naa incha allah ci kàttan yàlla di ngeen gis lu doy waar. boo amee xam nga ñaari mbëri dañ jóge ci défaite ak contexte Covid bi ñu jógee loolu lépp la ciy joué mais nag arène nationale du Demba Diop duy Bamar booy jàmbaar lañ de macha allah boo xoolee li ci suuf billet 10 000 francs la mais tey boo leen wàccee woon ci suuf xajuñ ci rouge jëm zone mais daal vraiment Mohamed ñi ngi félicité ñëpp di leen wax ñu gën a defarwaat ñaax nga leen yàlla mi am fay yàlla leen fay borom xam sa mbër. Sa Thiès xam nga si combat bi waa ji na ko dafa mel ni yow yaay bëree mu ne ko waaw mais ñaanal na mbër géej waay yëpp ay Alioune Seye. Sa Thiès ak keneen ak keneen ak keneen ñoom ñëpp waaw ndeysaan ndax moom bu géej waay yëngoo rek dërëtam yëngu tey nag moom gis nañ la nga ñëw lu ko waral. waaw mais avant tout maa ngi lay gërëm di gërëm suma frère Ahmed doomu Géejawaay la ak lu mën a xew xolam am na fu mu far mais waru ko wane ni ñun def nañ suñu analyse Moussa Ndoye ku ne xam na ni bu loxo Sa Thiès jógee mu ñëw kon tey ñun Sa Thiès duñ ni ko doo xeex mais na xeex te bàyyi mer bu jàppee moo man te dinañu programmer ba mu jàpp ci kàttanu yàlla. TNT Events. seulement d'accord. seulement. caméra baa ngi fer. caméra baa ngi nii. waaw. non sama ginnaaw laa bëggoon a wane. amul problème maa ngi lay ziar. waaw yàlla na yàlla nangu ziar. di kontaan lool ci partenariat bi nga am ak waa Excaf. ngay rafetlu suñu père nga gis nañ nga teg doomu Bembaas yi ba lépp luñ la woo nga wuy si leen si. ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax di la laaj tey bés bi nan nga ko gisee. waaw bis bi de mi ngi nii rek pour Sénégal la pour diaspora bi la pour ñëpp la donc comme ni nga ko waxee waa kër Bembaas samay waa kër lañu samay doom lañu nan góorgóorlu rek mel ni seen baay rek seen papa Bembaas lépp lu ñuy waxante rek ñu koy def parce que léegi dañu nekk ci moment digital période digital la nekk ak pay-per-view lamb kenn sànneetu ko suñ ci àndee di ko doxal man na noo sori nan ñaan yàlla rek mu bañ a am benn fay. mais tey bés bu nekk tëgg nga ko ci làmb amul benn bés bu la jaaxal ci làmb. tey bés bi nii lan nga si sentir. waaw bis bi dafa neex ndax bis bi bisu amateur la bisu ay mbëri làmb lañu ay mbëri cosaan parce que ku xool Sa Thiès xool Moussa Ndoye xool Issa Pouye xool Aliou Seye 2 xool Youssou Ndour xool Weuz Jàmbaar nga xam ni tey gox yi ñoo dajaloo fii tey en attendant nag ñuy préparer le 31 juillet bi nga xam ne nag mooy Bombardier ak Balla Gaye muy sunu drapeau nag ñun Alaaji Mansour Mbaye boobu la mooy seen drapeau boobu mooy drapeau El Hadji Mansour Mbaye mu baax mi di sama xarit di baax ci ñëpp di mbokk sénégalais yëpp
mag la léegi sax mais ñun mënuñu ko fàtte waaw. jërëjëf jërëjëf Mbengue yaa gore Mbengue yaa baax ndeysaan. gis nga wax ju rafet la wax. loolu wax ji leer na. mais lu mu wax tamit dafa am importance Ousmane. jël sa làmb def sa xaalis gars yi jël ko jaay image bi ba yow la nga ci waroon am doo ko am mënoo ko am si stade bi gars la ngay fay mbëri mais au moins nga mën ko jaay feneen pour mën ci am dara fa nga war a jaay nag bu fekkee dañ la fa jiitu te yow la nga yaa ko moom ñu jiitu la fa jël ko jaay ko ah day nuru leneen. dafa waaru ma ne ko lan la mu ne RDV. ma ne ko rendez-vous ba la. Khadim tey noo waajalee Issa. waaw comme d'habitude rek comme d'habitude ndax wax naa ko nee naa ko lamb ji combat bi mooy bi lay dugal ci lamb mooy bi lay génne ci lamb mais yàlla na bokk ci bi koy dugal ci lamb ndax tey fulaam ak faydaam tey moom rek la war a wane amul dara conseil bi amul dara arbitre bi fu mu wàcc toog ci tànkam booy laa jaam mu dox ci kawam booy laa jaam mu déglu ko bu wàcc defee erreur mu jàpp ko daan ko. waaw mais yéen ñi seetaan télévision jàkkaarloog TNT Events en direct la ñu sarax man ak Ahmed. Mohamed ci wane. bu wér. mais Mohamed yow yaay reporter TNT wala Sall bi nga mooy reporter TNT bi. en tout cas maa ngi TNT Events. am na fi ñoo xam ne dañuy nu ñu koy waxati ay voleur de travail lañu ay sàcckatu métier ah noonu la ko tubaab di dañuy marode voilà. Mohamed ci la ne Ousmane mais maa ngi leen di nuyu xam nga tey vraiment journée yu mel nii dañ koy namm parce que lamb dafa bokk ci li nga xam ne day dalal réew mi moo tax toujours dama na état bi nanu gën a gestu lamb ji Ousmane fii tey ku fi bëree rek lu mu gàtt gàtt ki gën a tuuti la am na 100 000 francs yoo xam ni dugal na ko ci biir këram jënd na ceeb jënd na diwlin suqali na kër kon lamb facteur de développement la lamb facteur de développement la moo tax Gaston ak ni mu ñëwaat ak ni mu suqalee lamb ji nii vraiment loolu dañ cee war a sant yàlla bu baax a baax ñaanal ko nag lu mu mën ren yàlla na mën déwén et puis nañu fexe ba yeneen booy yu bëri. am nga combat yaa Jokal. man ak Jokal waaw. non combat la combat. combat la 8 août. 8 août incha allah combat la waaw. kan moo ko tëgg. Jalis si Boy Niang Tapha Tine waaw. mais noo waajalee Issa gëj na ci arène bi préparé ngeen ko bëgg ngeen mu am ndam na ngeen ko waajalee ak lan ngeen ko digal mu bëree. waaw ñëwewaat beneen facette bu bokkul comme ni ñu daan ñëwee. mais dama doon dégg sa combat ak Baboy loolu fan la mujj. non maa Baboy bu ñu taxawaat nag quoi maag Zarko moo taxaw ak xoyantaan ñaari combat moo taxaw quoi. ah bër ziar naa la yàlla may ndam yàlla yàlla jàppale. amiin ba lay amiin. mais Moussa. sama mag la maa ko bëgg. turu lébu yi man sama fier la moom moo ma njëkk a def mbër yàlla na ko yàlla jàppale jërëjëf. noo waajee tey bis. waaw waaj nañ def nañ li ñu war def yëpp di ñaan yàlla na yàlla defal ndam rek waaw déglu conseil rek te loolu rek la. jaajëf waay jërëjëf kontaan naa. premier combat bi commencé na. waaw ko ñu dem ci premier combat bi. dem ci premier combat bi. waaw. nekk ci diggante.
jàkkaarloog nun R5 bu jàmm gën R5 mi ngi ne teg R5 xam naa ne war naa mën a daw xanaa jàmm gën bu ndiig faal la R5 ndeysaan taxaw na seere waat lapp taake bi seere na lapp taake bi dëggal nañ seen bopp ñang bu waalo si tondure arbitre combat bi R5 léegi cokkaas na léegi R5 bi ngi jiital tànku ndi jooram ñang bu waalo jiital tànku càmmoñam ñoo ngi cokkaat yi dox ci kawam am daa bëgg a dem dagg na lewaatoo bi daa mel ne nag R5 ak ñang ñoo tolloo doole ñaari xale yi ay naatangoo lanu ndeysaan si toor Ndour avertissement verbal bëre leen sinon sanction bi ça va tomber dagg xaalis ndeysaan ñang moo ñëwoon ginnaaw léegi R5 bu jàmm gën boo ne jàmm gën sama xel dem ci sama sëriñ ba muy sëriñ Sidi Alxuraan Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér ndeysaan R5 jël na ko ñang dégg na ko laa ilaaha illa jeena laa ilaaha illa wuu ñang da koo jël dañ na ko mu teg fees ndeysaan roon way waalo am na ndam ñang daan na R5 ndaan tànk ba la jël rek daal di koy wañ dëj ko mu teg fees way wi jeex way moo doon deuxième combat de la soirée way Alioune Gueye ngi koy jëli mbër bu daanoo day wéet Alioune Gueye ngi koy jëli ndaanaan nga dama defaru waat te ñëw ndaanaan nga R5 dama defaru waat te ñëw
ndeysaan troisième combat de la soirée moo ñu wan ginnaaw ndeysaan bërëg yow bàccu guy gi mais nice naka mu nag tey yaa ngi ñëw indi Alioune Seye 2 ba bëgg a xam na nga ko préparé waaw Alioune Seye 2 moom kenn du ko wax préparation combat ñoom ñaar ndax foo ko fekk day pare mu nekk mbër boo xam mbër bëgg entraînement la kon donc kooku noonu kenn mënu ko préparé ci dara dañ koy bàyyi rek mu gën a yokk entraînement yi préparé nañu combat bi nag te su ma la waxee waaj nañ ko bàccu guy gi Issa nu mu gëjee bëre ak combat bi fonk bu mu ko fonk foo wane tey ji day dox ci kaw Alioune Seye 2 te yàggatul dara Alioune Seye 2 kenn dox ci kawam léegi ci kattanu yàlla ñuy may luñ bëgg te yàlla ñu ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed saa yoo dañoo préparé combat bi de Issa Pouye dama xam saraxam ba Sa Thiès Moussa Ndoye sama rakk ji Sa Thiès kooku sama rakk sama lépp la di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mohamed Sa Thiès sama lépp la déggoo ma de
wan ginnaaw un pur produit de la RDV waaw ndeysaan muy Arena Tour mi ngi jàkkaarloog Weuz Diambar bu Yaraax ndeysaan Weuz Diambar dagg na lewaatoo bi Youssou Ndour Weuz Diambar Gaston Mbengue moo ko tëgg fii ci Arène Nationale yéen i jàkkaarloog seen télévision RDV rawatina nag seen émission sunu lamb ndeysaan lewaatoo bu teey Youssou Ndour ak Weuz Diambar da ngay demee wet da ngay wër-wërloo ñoom ñaar Weuz Diambar da ngay defal lu ngem da ngay defal ngemb ga at baa nga wax ak ñoom Weuz a ngi jiital tànku càmmoñ bi Youssou Ndour jiital tànku ndijooram Youssou Ndour a Weuz attaqué na waaye demul Youssou Ndour dafa dellu ginnaaw ma nga dem latéralement Youssou Ndour Weuz Diambar Mohamed Weuz Diambar dina am avertissement asafurla Youssou Ndour day jël avertissement way Youssou Ndour jël na avertissement nee na ko toogal. mais Ousmane lan moo tax tey Youssou Ndour bëree nii ci daawul bëree nii. loolu nag jaaxal na mais Youssou Ndour sax boo xoolee forme bi est-ce que du corona bi jàpp koog yooyu ndax dafa mel ni. mais combat bi damay ragal mu bett ko comme que. waay ñu ngay xeex. comme que Weuz ak 100 ans la woon moom mu jël ko dernier moment dama yaakaar dafa préparé wu. loolu aussi loolu mi ngi ci Mohamed loolu mi ngi ci ndax boo xoolee xale bi muy bëreel moom pare na xale bi moom boo xoolee physiquement pare na. non pare na parce que moom mi ngi doon préparé 100 ans dernière minute la combat bi yàqu ñu dem jox ko Youssou Ndour noonu la combat bi demee moo tax boo xoolee seen forme yi daal di wute. forme yi wute na lool. instant yi yu deful lu dul bëgg saawaay juug mu profité ci. waaw loolu lañ jéem a bëree te loolu rek la mën a bëree fi toll nii te fi mu nekk nii Weuz Diambar day diriger combat bi. day diriger combat bi mais ba léegi mi ngi koy bàyyi xel parce que bu dëggaloon boppam fu mu toll nii yaakaar naa ne dara dina feeñ Weuz bu dëggaloon boppam dara dina feeñ. xam nga nee na bërët léegi Youssou Ndour dellu ginnaaw ba jël avertissement. voilà boobu nag waru woon bàyyi. Weuz Diambar gis nga dëggalaan na boppam waaye xool nga Weuz xeex bi baaxul ni muy xeexee baaxul xeex bi tegu ko ci yoon parce que. Weuz dafa desee assuré boppam à 100%. dafa bëgg a dox ci kawam mais ba léegi xamagul fan la ko war a mën a jaar. mi ngi hésité sànni na léegi moom Youssou Ndour daje na Youssou Ndour na. Ndour instant jàpp rek la bëgg. non xeex bi gëmu ko moom nu mu na ci rek jàpp ngeen. papan mi moo ko arrangé. voilà. Weuz sànni na beneen. te saa waaye xam na loolu moo tax kuy si suuf la koy jëlee pour bañ mu ñëw song ko. parce que Youssou Ndour nag bu jàppanteeg Weuz mën na am dara. Weuz Diambar bu Yaraax ak Youssou Ndour bu Tëngéej Lebu gi Youssou Ndour tey jii Forman na ko indi le grand champion Forman ndeysaan Forman lu ne def na ko ci làmb wallaay maa ngi lay fay ndeysaan wallaay mbay borom RTS xool nga sànni na léegi benn laaw loolu laaw la Youssou Ndour Weuz dafa bëgg mu fixé benn place jàppante nañ ay loxo ñoom ñaar gis nga ko jàppante nañu bàyyente en tout cas Weuz Diambar mënoon naa diriger combat bi mais léegi Weuz Diambar may na confiance Youssou Ndour. may na ko confiance bu à 100% parce que actuellement ni combat bi même fii waru foon yegsi
ginnaaw moom ma naroon a bëre champion bi toll ne 100 ans ñi nga lii bu ko bëri. 100 ans du bëree nii bu fekkee lii la préparé woon pour 100 ans lii moom lii daanu 100 ans. daan man ne seen naa fi drapeau Gambie lu muy fi wut ay drapeau Gambie loo fi wut waaye Gambie Sénégal Sénégalais Gambie. supporter Sa Thiès la. ah waaw fan sa club Sa Thiès Gambie. nuyu leen ma président Baro ne leen ko maa ngi koy nuyu. ndey Weuz door na. ma nga jiital tànk booba léegi mais Weuz combat bi fooga naan day gaaw man fooga naan dina gaaw mais combat bi du gaaw xeex nañu doon na ko ndeysaan tey maa ngi dend ak jinne Mohamed Sadiane jinne xam sa kër doo xam këram jinne Mohamed nag moom day xam sa kër doo xam këram. waaw loolu la. li ci gën a metti na nga soxla ko boo ko soxlaa doo ko jot de. noonu la loolu la. waaye bu la soxlaa jot la. yée ngi mbadoxul yii suuti muuti yii nekk ñappali kabala dem fa du yóbbu. ndeysaan Youssou Ndour bi nga laaw bu bon laaw bi bu dee bu dalee bundu feeñ Youssou Ndour a ngeeg laaw bu yéeme Youssou Ndour door na jàpp na confiance Weuz Diambar dagg na lewaatoo bi delluwaat ci biir géew bi mais Weuz xam nga door di yóotu moo wóorul. parce que tout le temps day calculer saa waay ngi ñëw suuf. encore tant que saa jàpp ko rek la bëgg. tant que gauche bi moom bu dóoree du yegg bu dóoree du yegg te Youssou Ndour bu dóoree day dal moo tax mbër yi war nañoo jàng bëre ñaari pieds deux pieds bëre ñaari tànk bu la bi jaaxalee da nga changé beneen pied. day am solo. gis nga Weuz yi muy dóor yëpp ci kaw loxo yi lay dal Weuz jam na benn direct gauche daje jàppante nañu nag daje nañu. lii la Youssou Ndour bëggoon. lii la Youssou bëggoon. waaw. Youssou jàpp na. lii la bëggoon. Youssou am na ngemb. Weuz Diambar am na ngemb Youssou am na ngemb. ma ko jéem a ca xabal waaw loolu du dem daa sori. waaw parce que Youssou da kaa xañ ngemb li amul fu mu jàpp te ñaari loxom daa jàpp ba pare mu xañ. Youssou Ndour jàpp nañ ñaar benn loxo Weuz bi jàpp na. waaw benn bi jàpp na mais Youssou dafa jàpp ñaari loxo fii moom mbapat fi feeñ xoolal seen xoolal kay dégg nga ñeente ñoom ñaar te li gën a garaaw Youssou Ndour devanture la am devanture Youssou Ndour devanture ba la am Youssou Ndour jàpp na ñaari loxo yi Youssou Ndour Weuz Diambar benn loxo bee jàpp beneen rëcc na yee Youssou Ndour attention dem nañ ñoom ñaar takk na ko sigi nañu bëre nañu laay la laa xale yi bëre nañu sama xel dem na ci Arena Tour Youssou Ndour pire produit de l'Arena Tour de la RDV mais ñi ngi commencé jeexal. waaw dañ commencé sonn. waaw dañ commencé sonn. waaw parce que xëy na amul entraînement boobu mooy li nga wax léegi. bu yaraax xanaa bi yoon jël dina am Youssou Ndour am na confiance Youssou Ndour Weuz ñu ngi lewaatoo Youssou Ndour sànni na léegi mu dal ci loxo yi fii ci arène nationale nekk fii ci Pikine Nord Gaston Production
muy bisu amateur yi ndeysaan ndeysaan Weuz jàmbaar Weuz léegi mi ngi hésité Weuz dem na laa ilaaha illallaah war na ko ndombo Youssou war na ko Youssou war na ko yanu na ko bañ na laa ilaaha illallaah war daan na ko laa ilaaha illallaah lii kenn mësu koo gis laa ilaaha illallaah Youssou Ndour waa Youssou ko daan ah Youssou la jox victoire ah wuy ma fii ah Youssou en tout cas loxo be njëkk a laal suuf loxo be njëkk a laal suuf ah monsieur l'arbitre wax nga dëgg mais Weuz tamit moo yàq làmbam ndax waruloon a bëre nii ak Youssou Ndour waruloon a bëre nii ak Youssou Ndour moom Weuz ni mu bëre ak Youssou Ndour doy na waar tey ji moom moo waroon a diriger combat bi Alioune Seye numéro 2 combat mag ñàkk jariñu jotuloo bëre ak moom xaw nañoo gëj a bëre ñoom ñaar. en tout cas tey Ousmane Alioune Seye tey n'est pas droit à l'erreur ndax tey boo xoolee fi mu jugee dal ci Issa Pouye il n'est pas droit à l'erreur tey neex naqari ndam mooy li ko jig. Issa Pouye nag. waaw Issa xam nga boo xoolee carrière yi bokkul Issa tey mooy seul mbër boo xam ni moom rek moo amel Balla Gaye revanche Ousmane boobu ba tey Issa nekk fa ci doxal ñu turee woon ko le Caïman de Thiaroye mënoon bëre mën a bàkku saf xorom loolu yàlla def ay ndog-ndog daal ko ci diggante bi waaye boo xoolee longévité bi ci wàllu carrière tey neexul ba neexul mais Issa bu amee jël tey du ko wàññi dara waaye bu daane dañ koy joxaat ci xale rek day rappel waaye Alioune Seye mi jóge ci ay moromam bëgg faa delluwaat. kon moo nekk ci danger bi. moo nekk ci danger tey. Alioune Seye nekk ci danger bi. kurpeñ dalagul. dara amagul Ousmane. dara yëngoogul. expérience ak jeunesse. Alioune Seye de ay waay tey Lirou Diane manqué na fi tey. waay Lirou Diane waay moo saf xorom waay anamu. manqué itam Diane mu nga Amérique. waay Lirou Diane ko dugal avion di ko yóbbu Amérique tey sant. manqué itam Diane min na fa de 810 ans la. laa ilaaha illallaah. waaye tey xoolal waa géej waay nit ñëwee xoolal may seen ñoom Pape Mamba. ndeysaan géej waay nga xool ñoom Jaw. ñoom Jaw ndeysaan Père Jaw. ñëpp a ñëw. waaye tey Issa dar nañ ko tey. waaye Caaro géej tey kenn desul. Baye Mandione. Khadim Ndiaye 1. Khadim Ndiaye 2. Ousmane Diop. xale yi kenn desul tey. tey Caaro géej dañoo nekk boole seen bopp tey. Sitor Ndour jox na leen avertissement verbal. boo xoolee Issa combat rapproché bi la bëgg. waaye dama ragal ni bu bagaar bi amee du ko jig moom Issa. waaw moom de defe naa ne sax bagaar bi bëgg ko moom jàppante bi la gën a bëgg. waaw maa nag su ma doon Alioune Seye lii muy bëreeg moom du yoon boo dee xale am doole yaay imposer sa vivacité ak sa force na gëdd Issa Pouye dox ci kawam. diriger combat bi. waaw diriger combat bi lu moom jël. def na mën loo defoon. waaw loolay dëgg ndaw boo ci tollee des koy wane Ousmane. ndeysaan Alioune Seye waaye nag bu yàggee nii dina jox confiance Issa. waaw xam ko voilà lii muy def mooy yoon. loolu Issa sànni na benn gauche. mooy yoon mooy déplacement jam génnaat su ko bëggee daan foog mu coog ak moom. foog mu coog. Issa Pouye foog xeex am. foog coogee am Ousmane. bu xeex amul buntu du am. bu xeex amul gis nga. xool nga Issa. Issa gëmul xeex bi. non jàppante bi la bëgg. waaw loolu mooy forum mbapat la. allah akubar. mbapat la. Issa ngi dóor. nga Issa buy dóor. xeex bi jaarul yoon day yóotu de. dóor bi jaarul parce que day yóotu lu muy dóor. day yóotu Ousmane. te sax foofu mën nañ ko remise. buñ ko remise moom musiba am waaye Alioune Seye na jëlee responsabilité am bu mu bàyyi ba Issa am confiance Issa bu jàppee confiance rek day bokk ci combat bi. gis nga Alioune Seye man comprendre ma Alioune Seye ni muy bëree. xam nga ni ñuy indee bër la dañ ko naan respecté ko nangam ak nangam mais xale buy bëre ak mag mooy imposer sa loi sa suprématie sa jeunesse ak sa force tey bu Issa jàppee confiance ci combat bi dana naqaree lijjanti. dina naqaree daan. jëlal combat Onde le Fou ak Ada Fass Onde le Fou bi mu jàppee confiance la Ada Fass ñàkk combat bi. mooy li ma la wax kon fi mu nekk nii
si toora nga wax ak ñoom ne ñëw leen ci géew bi. mooy yoon. maa du leen avertir. waaw buñ ko jëlee jaadu lay doon ndax revue de jeu lay doon. Aliou Seye jël na benn. Aliou Seye lañ avertir. ah doy na waar. doy na waar parce que Issa dafa mel ni sax mooy diriger combat bi. waaw gis nga nee naa la mu ngi bokk ci combat bi ndànk-ndànk sànq dama dese Xaadim Njaay 1 mu ne ma wallaahi ci ndam la ñu toog donc Issa gëm na ni psychologiquement bu dëggalee bopp mën na am dara waaye ki muy bëreel bokk na ci xale yi dàq bëri ci lamb ji. dàq bëri ci lamb ji. d'ailleurs nga xëy na ñoom Ama Baldé sax lay bokk xaw a tollool carrière. Moussa Ndoye mi bëri tey ñoom yaa bëri nañu combat bu rëy. waaw. li may wax dama ko miin Ousmane. waaye man kay maa la wax loolu combat moo ko Moussa Ndoye combat bu rëy. combat bu métti. xoolal voilà mi ngi changé stratégie. mais pourquoi. mais Issa ay coup de dégagement lay sànni. gis nga. Aliou Seye mi ngi dox ci kawam. ah. xoolal Aliou Seye. gis nga. Aliou Seye mais déjà kii Aliou Seye mi ngi koy liir. maa ngi bëgg a tiit ci Aliou Seye Ousmane. waaw mi ngi koy liir. waaw maa ngi bëgg a tiit ci moom ndax gisaguma moo indi détermination wala engagement bu daan Issa Pouye. lan la mais na daw dajeeg moom. lu xew Ousmane. man ci yoon Aliou Seye daa waroon a xeex. bu ko dirigé wul du ko daal. fu mu dirigé combat bi. bu dirigé wul combat bi du daan gis nga Issa mi ngi sànni ay coup ay laaw. boobu ba tey Issa moo gën a ne ci bés bi. te Issa Pouye xool ko buy lewaatoo day bien. Aliou Seye mais maintenant ko ñëwal. Aliou Seye yaram bi daa wow de. waaw yaram bi wow na ko. seetlu nga loolu Ousmane. xool nga Issa dóor na. Aliou Seye fayu na. Issa jëlul ko. daje nañu Issa dóor na. daje nañu xeex ba. Issa xeexal boppam. cooki laa bëgg Ousmane. daje nañu xeex ba Issa moytul ñu door nga daanu. ah Issa dóor na. Issa moytul ñu door nga daanu Issa. na def attention. jàppante nañu. kor ba xeex ba. dóor ba xeex ba. dóor na ko mu daanu. waaye dóor na Issa mu daanu. dóor mu daanu. am na ci. waaye da koo dóor mu daanu. il impose sa loi. ah oui impose sa loi. sa jeunesse. sa jeunesse. sa suprématie. sa suprématie. sa force. waay doomi daaw dafa waay wallaay ndeysaan. oh. Aliou Seye waay. mbër la Ousmane. waay Aliou Seye waay. sujjoot na. waalo bañ na. xoola Pape Mama. waalo bañ na. waalo bañ na tey. ndeysaan Ousmane Diop daw na. sa kuura yi. Ousmane Diop daw ñëw. Khadim Ndiaye 1 daw ñëw. ndeysaan. tey waa Thiaroye parce que ni mu bëree aussi. moo ne waxoon naa ne est-ce que duñ ko remise. waaye nag Issa indi na jom nag tey. bëri na. indi na ngar mi indi na ngor. bëri na ba daanu. oh Issa. dafa bëri ba daanu. Issa bul jooy Issa. ndeysaan am na lu ko metti. Issa bul jooy Issa. waaye bëri na ba daanu. naka jekk nag mos na nekk xeexkat. ndeysaan. bërekat la. saa wu daanoo daa bëri ba daanu. daa bëri ba daanu. tey wane na ko. ndeysaan. Issa Pouye sa ngem na. ndeysaan Aliou Seye ngay dem. mais dama koy yëkkati. ay rakam lañu. champion la. Thiaroye nañu mise ci Reug Reug. Thiaroye nañu teg ci Reug Reug. doy na waar kontaan naa de. RDV bëgg nañ ci yow. maa gën a bëgg Ousmane. waaw. salaamaaleykum Youssou. waaw sant yàlla rek. sama xel dem na ci Arena Tour. yéen lu feeñal Mouhamed Ndiaye. war a booy xamuñu ma. ñoom ay mbëri site internet lañ. te ñun ay mbëri télé lañ woon. di sant waa RDV ñoo ñu feeñal Mouhamed Ndiaye. waaw. tey dama doon ñëw pour wane waat sama bopp. waaw mais ni ko daane man prise bi moo ma njëkk a jaaxal. dama ko war nomba xam nga. xam naa ne moom dama may jéem a talone. ba bàyyi ko ba muy dem ma nekk suma tànka mu teg lii. waaw jël la. waaw. noonu la demee de noonu la demee. di gërëm Papa Yade di gërëm Formane Lo. parce que alxuraan 7 ans la toog bëriwul 7 ans. 7 ans lañ toog ndegee problème genou lébu yi kenn dàqu ñaa bëri. parce que alxuraan ama neex yàlla na ko yàlla may ndam. dina combat bi dina mel ni boobu muy jël roi des arènes. waaw moo ko Eumeu Sène moo wax loolu. bu ñëwee fii ma wane ko fii léegi moo Lac de Guiers fajar la ñu ne fii suba teel ba fajar dañu fi ne di liyootoo Lac de Guiers bu ñëwee ma wane ko moom tamit. mais yow nee nga am na loo xam ci Eumeu Sène. waaw champion d'Afrique la mooy champion d'Afrique. mais da nga xam ay faayam. waaw bu ñëwee daal ma feeñal ko boo bu taxawee bu ñëwee ma feeñal ko waaw. te pare nga pour Eumeu Sène. billaahi pare naa pour Eumeu Sène ak Lac de Guiers
bindal bu ñëwee fii ma feeñal leen ci digg bii fii maa ko moom. li bàgg war na maam ñi àndoon ak ñoom de ku ñëw ci pind ba ngay yem li mooy pindub teen pind ba ngay yem waaye ci biir teen ba ñoom ñaar ñoo fa nekk ana ñoo ñu àndaloon ñu àndaloon a ngi ci barrière di xaar Sa Thiès jóge ci Boy Niang Moussa Ndoye jóge ci Garga Mbossé kenn ku ci nekk ñoom ñaar jóge ci defar Ousmane ku daan yéeg ca kaw ku daanu wàcc ci suuf xam nga combat bi Sa Thiès Yékini Junior la woon yàlla def Yékini Junior dem voyage ci diggante bi dem Amérique donc ñu relégué Moussa Ndoye indi ko ci demande amateur yi nga amateur yi ñoo bëggoon combat bi tey Sa Thiès muy bëree Balla Gaye 2 nekkul ci wetam est-ce que dina am lu mu koy wàññi wala déet wóorunu waaye tey Moussa Ndoye bi ma gis tey li mu indi ci mbooloo Ousmane ak li mu xabtaloo yaraax gépp nekk ci ginnaawam ak penc lébu yi Sa Thiès tey ñëw ànd ak waa Géejawaay na Sa Thiès bañ a commettre erreur ba mu commettre woon ci diggante ak Boy Niang. waaw na ko jéem maanaam na ko jox respect na ko jox cër te it na bàyyi xel ay supporteram jox leen cër ndax Sa Thiès heure bu daanoo moo daan boppam. Sa Thiès day dem Ousmane Sa Thiès kenn mënu ko tere dem. déet moom attaquant la Sa Thiès kenn wérantewul ne attaquant la Sa Thiès attaquant la. attaquant la day dem Ousmane day dem kenn du ko tere dem Sa Thiès. ah gisuma ko. pourtant Moussa Ndoye du dellu ginnaaw de. waaw kon dañu daje. Ousmane bu ñu dajee rek mu leer. ndaje rek mu leer combat bi du yàgg. Moussa Ndoye rek la Sa Thiès ndaanaan la Alioune Seye mi bëre léegi nee naa la Moussa Ndoye daan na ko xanaa tàkku saanam ak tonnerre loolu tey Mohamed bi doy na ma ci seede ca TNT ba. tey combat tonnerre Moussa Ndoye. combat tonnerre Moussa Ndoye. kenn du ko faat. prix bi ñappet gis nga Saliou day dem ay Gaston. xoolal ndeysaan. porte bi si yango. il est le Don King. mën na la mété yango. il est le Don King wax na ko. waaye lii mooy mété yi waay. waa daa tëgg lu ne. le Don King de l'arène sénégalaise. daa tëgg lu ne Ousmane. Gaston Xaali Mbeng. xoolal Sa Thiès. parce que Fane Mbodj ma ca daga. oh Sa Thiès. xoolal Sa Thiès waay. xoolal Moussa Ndoye. oh xoolal Sa Thiès nee na waa Géejawaay jóg leen jeex na Ousmane. laa ilaaha illallaah Moussa Ndoye it nee na waa Yaraax jóg leen jeex na. waa kon boog acca boog arbitre yaa ci des. xoo. xoolal Sa ni muy ndoxtoo xoolal Moussa Ndoye ni muy langee xoolal Moussa Ndoye ni muy lungee. waaye Moussa Ndoye xaw naa fendi. waaw fenn na waaye Saliou il est déterminé doomi Double Less yi ñemee ma leen Ousmane. doomi Double Less yi doy nañu waar. ñemee ma leen. sànq ba léegi Moussa Ndoye ngi tooy waaye fendi na. xoolal Saliou ni mu concentré woo waaye Moussa Ndoye ni mu ko nee jekk ci ay bët mooy fi mel ni ku ci nekk ci ñoom ñaar yaa ngi yàkkamti arbitre ne prix ba génn seen diggante. fi mu nekk ni arbitre bi wax na ak ñoom ku ci nekk mi ngi la wax li règlement bi wax ku ci nekk nan nga war a bëree ak nan nga war a def ba doon ba ndagg sa xaalis. waaye tey dinañu gis tey combat bu neex Ousmane. laa ilaaha illallaah. Sa Thiès Moussa Ndoye. waaye buur géwal waay. combat lay doon Ousmane. buur géwal sama yaram a ngi daw ni ko sama papa El Hadj Mansour di waxee. wallaay ndeysaan. mënatuma toog mënatuma taxaw. wallaay ndeysaan lamb ñoo ko moom Ousmane. waaye sunu sport national. waaye nañu ci dimbali waay. waay président Macky Sall gën a la jàppale lamb ji. wallaay ndax lamb la nu moom xamuñu football xamuñu basket. waaye ñun lamb la ñu am. lii ci benn taakusaan xale yi wane fi culture wane fi njàmbaar wane fi ngarmi
réew mi am jàmm amuk dal lu la wóor ni que li naroon a am démb lamb jee ko fànq tey. loolu yëpp mën naa ne moo tax lamb stabilité sociale la. stabilité sociale Ousmane. ku ñu nekk am nga benn avertissement de. lu tax. waaw loolu nag maanaam bi ñuy def seen xel ko fuufa. waaw lu jël ci temps dafa bari. waaw seen temps dañ ko débordé. ca jeex na. arbitre sifflé na. Ousmane jox ma 9h moins 5. xoolal Sa Thiès ngay lewaatoo. gëmul li muy def day dem Mohamed. Saliou gëmul li muy def day dem. Moussa Ndoye ngi ne tekk di ko xool. gëmuma lii day dal ci kaw Moussa Ndoye. Sa Thiès dem ngi dal ci kaw Moussa Ndoye. Sa Thiès demagul de. maa la wax li man buur day dem. ay waay buur Sa Thiès demagul. day wàcc. Sa Thiès demagul. barewul lii xamul lii te du ko jëfee. déplacé wu na. du ko jëfee. Sa Thiès moom lewaatoo bi mooy lewaatoo lan. ca Moussa Ndoye Sa Thiès. lewaatoo bi tey na lool. lewaatoo bi tey na kenn jëlagul engagement ci ñoom ñaar kenn jëlagul seen responsabilité. Moussa Ndoye ngi jiital tànku càmmoñam. Sa Thiès jiital tànku càmmoñam. waaw defe naa ni pied contre pied la. pied contre pied. waa dem ci dana jafe. kuy dem na nga xam fa ngay yoon wi xat na le. Saliou yi lay def. Sa Thiès wàññi na distance bi. non day wàññi mu ngi seere. Moussa Ndoye su bëggee dem na ko tooñ. su ko tooñee ci la bëre bi gën a yomb. loxo yaa ngi laalante. waaw na ko tooñ. mooy na ko cokaas def déplacement. Sa Thiès réagit. Sa Thiès daawul bëri nii tey na. day ñëw Ousmane gëmul lii Ousmane. gëmu ko. même na. day dem. Sa Thiès Moussa Ndoye. Sa Thiès Moussa Ndoye. gis nga. Moussa Ndoye jël na ko. Moussa Ndoye jël na ko. Moussa Ndoye wër na ko wër na ko. Sa Thiès dina ko daan. Sa Thiès wër na ko. dangay dem boreel. lii la jël ay waay jële am na lu xaw. xool leen Moussa Ndoye bot na ko. arbitre warul atte. am na lu xaw. arbitre warul atte. Sa Thiès daan na ko. Sa Thiès daan na Moussa Ndoye. am na ci yoon jël am na. am na. jël am na. mbot mi moo ñurul. prise bi mënu ko def te daanuwul. waay moo tax jëbi laal na suuf. waaw. boo xoolee jëbi laal na suuf. laal na suuf. jëbi laal na suuf. daanu na. Cey Ousmane bëri na ba daanu. man koy Ousmane Diouf pour xam nga ne bii Dio. kenn mësu koo gis. xam nga ne bii Dio Mohamed. rawatina Jinne Mohamed toog. Jinne Mohamed toog. waaw. Mohamed rek. borom TNT. borom jàmbaar yi. borom DTV borom RTV. borom jaar. ça. kenn mësu dégg loolu. am image bi rafet na lool. Sa Thiès a ngi nii ñëw ci Moussa Ndoye di saafonte ak moom. image bi rafet na. lii mooy sport. lii mooy lamb. lii la fi Abdourahmane Ndiaye Falang bàyyi woon. lii la fi góor gi Issa Fall bàyyi woon. lii la fi Youssou Diène bàyyi woon. lii la fi Ndiougatine bàyyi woon. lii la fi Alaaji Maam góor gi Ndiaye bàyyi woon. lii la fi Robert Diouf bàyyi woon. lii la fi Mbaye Gueye bàyyi woon. lii la fi Moussa Diame bàyyi woon ak Samba Diaw ak Souleymane Diaw ak Ousmane Ngom. lii mooy démb lii la Falaye Balde bàyyi woon. lii mooy lamb mooy cosaan. bëre nañu ba noppi kenn ku ci nekk nag wala dellu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. lii rafet na. kontaan nañu. lii mooy lamb. xol yi bég nañu. xol yi sedd na. ñett na ko